de soulagement moom la dëkk bii di Belel Pal daf tey mu ngi nekk ci commune bu Lour Escale ñi ngeen gis nii di waa World Vision ñoo fi ñëw dafa leen benn puits amélioré man ma koy wax forage parce que benn puits bu ñu fekkoon bu dara nekkul lañ jël defar ko ba mu defaru dafa lu mat plus de 4 robinets pour jàppale dëkk boobu noonu ci ndox parce que ku xam Belel Pal xam ko ne nekk na ci frontière commune bu Lour Escale ak beneen commune mën nañu wax sax département bu Koupantoum parce que li ko dalee ne leen mën Koupantoum nga jëm benn côté bi yaa ngi jëm ci commune bu Ida Mouride mais mu nekkoon loo xam ne jafe-jafe la woon ci la maire de Lour Escale pour mu jël ndox yóbbu fa ci mercredi bi ñu génn dañu def inauguration teen bi ngeen gis nii mu nekk ci Belel Pal ci le 24 août bi ñu dem 21 la ko World Vision pare ci lu xam ne lu yànjale dafa ay solaire yi xam ne tey moom moo ñotti ndox mi ko xam suñu gox bi xam ne naaj bëri na fi World Vision xalaat na lii nii bu ñu ko fi defee dëkk bi mën nañu am ndox chaque jour loolu moo tax ñu defal leen lii ba tey robinet yi ngeen gis nii nekk fii ci dëkk bi ci loolu nag bañ fa demee ñu bëri teewoon nañ fa parce que World Vision ñëwoon na fa ak délégation ànd ak Pierre Daly Sène ak équipe am ñu bëri ñëw teew mais ci loolu tim le maire boobu nekk le maire Ablaye Ka teewoon na fa ànd ak chef de village ak ay conseils yi xam ne ñoo dëkkee ci gox boobu l'ingénieur bi xam ne tim moo leen tabax bâtiment bi moo leen tabax lii nii di ouvrage bi maa ngi fa woon dafa ñu explication yu leer nañ ci mbir mi fi ñu ko commencé ba fu mu toll tey ak njëriñ bi xam ne war na ko mën a am mais tim comportement bi xam ne tim waa dëkk boobu noonu di Belel Pal war nañ ko comporté woo pour mën a toppatoo ouvrage bi parce que dafa nekk loo xam ne lu am njëriñ la mais yemoon ci tim bi ñu paree tàll nañ suñu loxo suñu micro bi ñu paree ci ingénieur bi tàll nañ suñu loxo la chef de village mu wax kàddu yi yu am solo jëmale ko ci World Vision ci liggéey bu liggéey bi mu def fii nii ci dëkk bii di Belel Pal mais bi ñu paree tim tàll nañ suñu loxo jigéen ñi ñu kontaan wax ne coono wàcc na leen kër dafa ko World Vision la maire commune Lour Escale nee na bu amoon yeneen partenaire ñaar yu mel ni World Vision départ commune bi dina bokk ci commune yi jigéen ñi mu ñu toogee woon mu nekk loo xam ne lu am solo la parce que ñu leen jëfe woon am nañ ko ay at a ngi nii ndox amutoon ci dëkk boobu mais ndox ñëw na maire ubbi na ko ak Pierre Daly Sène ànd ci le chef de village ñu ubbi ndox ma tuuru na ñëpp tàccu nañ ci dëkk boobu ñuy wax Belel Pal nekk ci commune bu Lour Escale ci loolu rek danañ ci tàllal loxo ingénieur bi mu wax ñi nu mu taxawee ak nu mu demee mais tim duñ pare tim dañu wax ak ñëpp comme ni ma ko waxee mais daal li ñu mën a wax daal couvre de soulagement boobu noonu am na ci dëkk boobu di Belel Pal nekk ci commune bu Lour Escale parce que li leen jafe woon ay at ñu koy wër am nañ ko tey muy ndox kon ñu déglu l'ingénieur bi xam ne moo yoroon liggéey bi foofu noonu ca Belel Pal ñu déglu ko. ñu ngi delloo nuyoo. tur bi ne la. man Amadou Demba laa tudd. Amadou Demba yéen a fi teewal waa Sahel Énergie. waaw man may directeur Sahel Engineering Energy. yaay directeur bi. waaw tey ngeen ñëw installé lu mel nii Belel Pal mi ànd ceeg le partenaire ci World Vision. est-ce que mën nga ñu si ñëwaatal ci liggéey bi nu mu rafetee ak yaay bi. ak nan ngeen def ba defal aussi. waaw sëñ bi ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax. di commencer ci kàddu yoo xamante ne kàddu ngërëm la parce que ñun ay entrepreneur lañ jógee dëkk ak dëkk bi ñu jógee fi nga xamante ne foofu la ñu mooy suñu base ñu ñëw fii dëkk bi nga xamante ne mooy Belel Baabu ñu gën ko xamee ci dëkku Belel Pal wax dëgg yàlla bi ñu fi ñëwee ba léegi xiifuñ maruñ raflewuñ ñu ngi gërëm waa dëkk bi yëpp mënoon nañ jàpp ne ñi ay entrepreneur rek lañ dañu ñëw rek pour liggéey dem seen yoon mais dañu def comme seen doom def ñu comme seen rakk ñi def ñu comme seen jarbaat donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax bu loolu weesoo aussi ñu ngi feddali suñ kóol suñ diggante ak Vision Mondiale parce que ñun ay technicien lañ def partenariat ak Vision Mondiale ñoom ñu óoluñu jox ñu seen liggéey donc loolu aussi lu ñu óolu la jox la liggéey lu diis la donc ñu ngi leen ciy remercier bu baax ci confiance bi ñu jox et je crois que tey bi ñu fi ñëwee kontaan nañ lool. liggéey bi lan la. liggéey bi sëñ bi ñun 15 jours avant bi ñu fi ñëw fii yëpp àll la woon comme ne la meloon donc ñu ñëw fekk ne dëkk bi am na mar ndox bu fi nekk parce que forage bi nga xamante ne moom moo leen di servir. bu ñu ñëwee ba temps diggu noor bi dañuy manqué ndox léegi ci lañ gis ne teenu cosaan bii nii am na ndox donc bu nekkee ne réhabilité nañ ko dëkk bi non seulement dëkk bi dinañ ci mën a naan li wër dëkk bi yëpp aussi dinañ ci mën a naan donc ci loolu la ñu xoolee def sunu gëstu ba réaliser li nga xamante ne mooy teen bi nga ngay gis ni 63 mètres moo nekk ci biir ñu plongé ci benn pompe
pompe bi mun na def 7 mètres cubes par jour ce qui fait que ci biir journée bi mun a def 45 mètres cubes donc loolu mooy li nga xamante ne mooy réalisation bi donc ma ciy profité aussi di jaajëfal techniciens yi nga xamante ne moom laa àndal ci liggéey bi aussi. remerciement yi sax gis nañ ci solaire bi li ñu gis nii comme ça lan ak lan ngeen ci def ak. waaw tey actuellement ñun dañu gis ne Sénégal warul ñàkk courant parce que li ñu am ci naaj maanaam am na pays yu bëri yoo xamante ne amuñ ko donc ñun suñu xam-xam mooy fexe énergie bi naaj bi di dégager ñu génnee ko dugal ko ci concession yi maanaam kër yi. dugal ko ci tool yi loolu moo tax panneau yële ngay gis ñoom ñooy alimenter pompe bi nga xamante ne moo nekk ci biir mu soog ko sol ci kaw réservoir bi ngay séenale si sunu gannaaw bu ko solee ci réservoir bi nag maanaam indi ko ci robinet ñu yanj yi nga xamante ne jigéen ñi dinañ ci mën a root sans pour autant ñu am benn jafe-jafe voilà. léegi ci seen partenaire seen diggante ak World Vision fii la yem wala am na yeneen i mbëbët yi ngeen bëgg ci commune bi. non suñ partenariat ak World Vision du yem fii parce que nekkut ne ñun fii lañ commencé par World Vision ñu ngi commencé ak ñoom depuis World Vision Kaffrine maanaam ci World Vision Kaffrine lañ commencé ñëw tey World Vision Koungheul te yaakaar ne naa ne am na yeneen réalisation yu bëri yu nekk suñu kanam. yoo xamante ne dinañ ko réaliser fi may wax ak yow nii am na beneen réalisation boo xamante ne ci commune Lour la bokk toujours buñ jógee fii foofu lañ jëm donc te yaakaar nañ ne buñ jógee foofu aussi am na yeneen yoo xamante ne mu ngi suñu kanam. li may def ci World Vision li muy def ci xale yi les moins de 5 ans parce que li bëgg a def xale yi tax yéen tamit ngeen nekk nit ñoo xam tamit yéen a ngi liggéeyal askan bi li muy def loo ci mën a. waaw World Vision man premier contrat bi ma am ak ñoom. dama doon dégg turi World Vision rek mais boo demee ba nga xamante ne yaa ngi war a jëflante ak nit aussi war nga seet ka ngay jëflanteel kan la ci laa dugg ci internet bi tapé World Vision mais bi ma gisee ñoom li ñuy def ci àdduna bi maanaam dama impressionné wu ci wàllu askan bi rek moo tax ñu jóg ba tax na ñun kontaan nañ ci li ñuy def te ci biir loolu aussi comme ñoom dañuy def social ñun à chaque fois fu ñu dem di fa def réalisation dinañ génn si suñu ñàkk aussi participer ko def social pour que vraiment Sénégal mën a jëm kanam. waaw kàddu gu mujj gi di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waa di jaajëfal sama technicien yi ana ñu. di leen jaajëfal Moustapha. ñu ngi nooy soxna. ñu bàyyi la présenté yow yaay chef de village bi. waaw chef de village bi Souleymane Ba. Souleymane Ba waaw. Souleymane Ba tey World Vision dafa leen lu mel ni sa dëkk. comme yaa borom dëkk bi. wallaay tey lan nga yëg bi lii bare. wallaay kontaan. ñu ngi kontaan ñu ngi betti ñun soxloon nag ndok am nañ ndok le monsieur le maire wax nañu vice mondial dina def ndok ñu jàppale nañu wàllu ndok ñeenti weer amuñ benn ndok suñ fay wi dee nañ suñ nay ñu ngi mar yëpp ñu ngi mar léegi am nañ ndok vice mondial ak maire jog nañ ñu ndok ñu sant yàlla sant leen ñeenti kilomètre wala juróom benn kilomètre nu am foofu ndok guddi ak bëccëg duñ toog duñ takaw dopp ndok hu ndok léegi nag am nañ ndok sant yàlla sant vice mondial sant sa maire sant dëkk bi takaw na wum war a takaw ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm sant maire ñu ngi ko gërëm ñu ngi ko sant vice mondial ñu ngi ko sant mu ngi ko gërëm ñun ñu ngi tàllal loko vice mondial ak maire am nañ yaakaar ñu dimbale gune yi ñu am kanam ñu dem kanam wàllu njàng bi sabunte njàng bi am na amuñ suñ gune yi suñ jàng amuñ fuñ jàng ñu am dimbale ñu gune yi ñu war a jàng sabunte amuñ suñ jàng dañu bugg a gune yi jàng amuñ carte de santé ñu dimbale ñu am carte de santé suñ gune yi fajo loolu lañ bëgg kontaan nañ bu baax a baax ko wanut ko waag boom fakkee kontaan bi moo ñu nekk yëpp dëkk bi yëpp ak tund yëpp ñu ngi kontaan soobee yàlla waaw merci Pulaar jërë ngeen jëf maa ngi leen sant maa ngi leen gërëm maa ngi sant maire
maa ngi ko gërëm maa ngi sant chef de village maa ngi ko gërëm maa ngi sant dëkk bi yëpp seen liggéey bi baax na rafet na ñun deñ ñoo sonnoon ñu dem fii ba dëkk bu tudd ñoole soo ñu demee ci kur yi mbaam yi ñu ngi daanu ak guttu yi kale yi ñu ngi daanu métti woon na lool. Vision Mondiale indi lu mel nii lan ngay wax waa Vision Mondiale. man de lu ma leen wax maa ngi leen gërëm luñ ñu defal kenn mënuñu ko defal yàgg nañ fii ci ko luñ xam si Vision Mondiale mosuñ koo xam ñun kam ñu ngi leen gërëm ñu ngi leen sant. daal tey jigéenu Belel Peul kontaan nañ tey kay kontaan nañ tey kam moom macha allah kontaan nañ bu baax lu ngeen ñu defal kenn mënu leen ko defal ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm yéen ak seen maire ak chef de village ak suñu jëkkër yëpp ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm dimbali leen ñu ñun ñoo def léegi nañ dimbante ñu jàppante ñu def jàmm xam ci. nan ngeen nar a yore forage bu ba World Vision bi fi ñëwaatee ak ñi ko tabax waa Sahel kontaan nan ngeen nar a taxawee. ñu takaw lool ñu ngi liggéey ku bugg a yàq ñu bay ñu bañ ñu sànni ko ci Yàlla ñun ñu jàppante ñu def lu baax ba suñ sër yi ñu xam ci jàmm ñun kam daanaka léegi jeekal na léegi sër yi ñoo des ñu xam ci jàmm. jërëjëf kontaan nañ tur bi nan la. Awa Ba waaw jërëjëf Awa Ba. jërëjëf monsieur Diaw ñu ngi lay nuyu. waaw sant nuyu comme ni ma ko laajee gars yi léegi rek tey Vision Mondiale defal leen forage yu mel ni seen dëkk mën nañ ko tuddee forage sax tuy la mais ñu amélioré ko ba ngeen am ay robinet lan ngay wax ci li xam ne Vision Mondiale dañ ciy sant Vision Mondiale de gërëm leen liggéey gi nga xam ne ñëw na fii ci dëkk bi fu ñu fekk dafa mel ni woon mbaam bu tedd la nga ñëw yëkkati bu mu naan ba mandi mu daw foofu la ñu fekkee woon fii dañoo sonna boo xam ne fii ci dëkk bi ci wàllu ndox adduna bi yëpp dañ ci keemaan dangay takka fii sa ñatti mbaam nga dem ba 3 kilomètres wala 2 kilomètres nga ñuy lijjante ndox léegi yëpp ñu ngi ci nooroon ci noor bi passé nii suñ jigéen yi ak suñ doom yi yëpp buñ kewee ci kër gi ci àll bi la ñuy hendu lijjante ndox léegi yàlla jàppale ñu suñ maire jàppale ñu indil ñu fii ay Vision Mondiale ñu ñëw fii ci dëkk bi ñu ngi ciy kontaan ñu ngi ci defal jaajëf maire ñu ngi ko ci sant ñu ngi ko ciy gërëm ñu ngi ciy gërëm nag Vision Mondiale ñu ngi leen tallaan suñu loko am nañ fii jafe-jafe yu bari buñ ñëwoon fii ci dëkk bi mu mel nii buñ tëddee ñu nelaw bii moom tey ku fanaan fii ci dëkk bi moom xam nga ne ci wàllu ndog boo tëddee rek nelaw ñu ngi ciy sant yàlla ñu ngi leen ciy gërëm ñu ngi gërëm suñ chef de village bi ak suñ famille yu nekk fii yëpp ñu ngi leen ci sant ñu ngi leen ciy gërëm merci. may kontaan tey kontaan boo xam ne weesu na ab ndax dëkk bii mooy Belel Peul dafa bokk ci dëkk yi gënoon a soxla ndox ci biir commune Lour Escale ndax gannaaw biñ ma tegee ci boppa askan bi damay saytu askan bi ni ñooy dundee dañ may di seen soxla dama ciy jéem wax dëkk bi dañoo sori Touba Ali Mbenda mooy dernier ci village yi ñoo yóbbu addition doo mooy tax mosuñ am ndox mosuñ doylu ndox dañ ma ko doon wax suba ngoon guddi bëccëg mooy tax bi affaire bi feeñee kii seen kilifa Pierre Daly Sène wooma wax ma ko mu ne ma koolal dëkk boo xam ne ci sa commune soxla nga ñu yóbbu fa ndox ma ne ko bu dee suma diggante ak yàlla lay wax Belel Peul moo ko gën a yelloo tey ci biir commune bi ñëw fii gën a mara mu ne ma suba danañ fa dem suba ñu koy ñëw fii bi ñëwee ci teen bi bi sànnee keer mbalit bi fa ne dañoo wax ne ndox amut fii fu ne ndox am na amul am na ma ne leen ndox am na ñu ne kon may nañ leen ñaari fan ngeen génni salte bi ñu kam ndox am na wala amut ci saahi laa xoote fu bu mu mënoon a nekk ak baag ñu indi ko ma waxtaan ci ak borom dëkk ak suñu responsable bu nekk fii Abdou Diawo ak waa dëkk bi yëpp ñu takkaayu ñu génni salte bi defar mbir mi benn ndox yi feeñ génni niñ ko buggee woon
ñu ñëw def liggéey bi mucc ayib kon li may wax damay gërëm partenaire bi mooy World Vision ndax def nañ ci luur loo xam ne su ma amoon ñaari partenaire suñu amoon ñaari partenaire comme World Vision danoon fekk maire bu fi tagaw yàlla mooy wàcce de waa mën naa wax ne fu mu tagaw dina jokkoon li ñooy def ndax ci wàllu social ci wàllu développement ci wàllu bu ne ñu ngi ci tagaw ci éducation ci santé amul fenn foo xam ne bàyyi nañ ko ci pàcc yi de ko liggéey ci commune bi 100% te dama leen gërëm sant leen ndax am na yeneen communes yi ñu koy sekk waa dañ ma bàyyi kel trop dañooy bàyyi luur kel trop. kon daal yow daal kontaan nga sa collaboration ak World Vision. kontaan naa ci trop. vraiment ñeme naa leen bu baax ñeme nañ ma bu baax mooy tax fu ma toll rek dama leen day ñaanal yàlla yokk seen man-man gina yokk seen diggante ak état Sénégal te aussi damay gërëm sant état Sénégal suñ ko waxee nag dañooy wax borom réew mi président Macky Sall ndax loo gis rek ci ndey mi bi lay jógee ñoom ñooy jaayante ba ñu mën a dugg réew mi jàppante ak askan bi de liggéeyal askan bi kon yëpp foofu lañ sokkee ko kon moom it dama koy gërëm sant ko ci takawaayam ndax bi mooy ñëw commune Lour xam nañ fi ñu fekkoon commune Lour surtout ci wàllu ndox xam nañ tey Lour fi mu tegaw ci wàllu ndox yàlla de mu jaayante ak partenaire bi ñëw fi liggéey bu mucc ayib ci commune Lour ci santé ci éducation ci social ci développement kon dama leen gërëm sant leen jàpp naa Belel Pol su fekkee ànd nañ boole nañ kol yi xam nga na loo gis kol yu ànd moo koy mottali waa départ am na ndax su fekkee teen bii soppi nañ ko niñ ko soppee nii programmel ko tiwo war leen defal 1 hectare collecté ko jox leen jiw jàppale leen defal leen formation lu des mooy ñu ànd bokk ndey bokk baay ñu bañ a dugal politique boo xam ne politique noonu ante ci seen biir ñu xam ne luñ fii am ñoo ko moom maire du ko yóbbu keneen du ko yóbbu ñoo koy utiliser ñoo koy liggéey ci seen dëkk mel na ni ñoom su ci yàlla andee seen développement takaw na tem waaw loolu kon yow tey am nga satisfaction totale tey boo tëddee da nga mën a nelaw tey su ma rombee Belel damay kontaan du ma leen ruus kon daal World Vision daal ak mairie bu Lour moom luñ ma wax rek yàlla na fekke attan naa ko waaw liñ ma sant yàlla na fekke attan naa ko ndax su ma ko attanut it danaa ci dem ba ma jeex ndax gis naa seen tagawaay ci commune Lour jërëjëf monsieur le maire jërëjëf Mokhtar Sarr jërëjëf maintenant ñu ngi ak Pierre Daly Sène muy thème bu teel World Vision c'est ça ñu ngi leen nuyu merci beaucoup maa ngi leen di nuyu Matar comme ni ñu ko waxee rek tey ñu ngi ñëwoon ci intégration forage bi noonu laa ko mën a tuddee parce que luy amélioré la mais ku gis li ngeen ci def rek ci forage bi la mën a doon lan ngeen ci mën a wax ci li ouvrage bi nga réalisé fii nii à Belel. alors Matar je vais dire ouvrage bi ñu réalisé fii dafa nekk satisfaction bu mag si ñun damay wax ne bokk na ci satisfaction yi gën a neex ci li ñu réalisé ci dans la communauté de Lour Escale comme ni nga ko mën a xamee ndox accès ci à l'eau dafa bokk tey ci priorité pour dund nit ki mën a am dund boo xamante ne dafa nekk dund boo xamante ne dafa jéggi dayoo alors ñun problème bi li tax ñu gën ci satisfait mooy dañoo ñëw ci benn communauté boo xamante ne dañoo fekk ay xale fekk ay mag fekk ay góor ay jigéen yoo xamante ne dañoo mar bëgg nañu naan waaye amuñu lu ñu naanoo bëgg nañu dund ak seen jur ak seen def seen activité mais ndox moo leen bloqué woon donc loolu tey ñu ñëw ak partenariat bi ñu am ak commune Lour Escale ñu ñëw relever ce défi là ñëw fexe ba jàppale leen ba loolu tey mën a nekk tey benn vieux souvenir donc day nekk satisfaction bu mag ci ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko réaliser ci biir communauté bi. ci biir loolu sax maa ngi laajte famille ou bien surtout les femmes nee na dañu def plus de 7 kilomètres am benn seau d'eau. loolu noonu lan la def après di nga déggee lu mel nii. alors bu ma déggee loolu noonu bokk na ci li tax ma ñëw fii parce que je pense que intervention bi balaa ñu koy def dañoo ñëw déjà dans un premier temps j'ai demandé à la commune waxtaan ak mairie bi ne leen ana priorité ana zone yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a am priorité ci secteur bi pour ci loolu jëm ci wàllu ndox alors boobu la ma maire bi xamloo ne véritablement ce village dafa nekk village boo xamante ne robinet day xëy tëj ba ngoon ou bien 3 à 4 jours ndox du am nit ñi sont obligés d'aller
de faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau pour dundal seen njaboot te loolu aussi dafa nekk benn affaire boo xamante ne dafay métti comme ni ngeen ko xamee ñun dañoo nekk ñoo xamante ne on travaille pour le bien-être des enfants et mënoo wax lu jëm ci bien-être tu fekkee ne ndox amu fa autosuffisance en eau fu mu amul li nga xamante ne ndox comment ça s'appelle bien-être mënu fa am donc tey bi nga xamante ne bu ñu déggee loolu noonu ce qu'on a fait dafay bokk na ci li nga xamante ne moo nekk suñu orientation moo tax tey ñu daal di def tout pour que tey investissement bi mën a ñëw jëriñ waa communauté bi jëriñ li nga xamante ne mooy xale yi pour que mu am changement de vie ci li nga xamante ne moom mooy waa dëkk bii nii voilà. seen partenariat ak Lour gis nañu tey côté ndox la ñu dañ ñëw. mais gis nañu si côté éducation santé ak yenn ak yeneen yi ci liggéey. parce que lépp pour xale yi la. côté boobu est-ce que mën nga si ñëwaat bu ñu mën a xam seen taxawaay ci commune bu Lour Escale. oui ça c'est très bien dina ma amal solo trop ma wax ci parce que soo gisee lii c'est juste pour répondre parce que ñun suñu xoolee suñu stratégie d'une manière générale dañuy ñëw pour le bien-être des enfants des communautés d'une manière générale parce que dañuy intervenir ci zone yi nga xamante ne dañoo vulnérable maanaam zone yi nga xamante ne dañuy seen dund dafa am yu bëri yoo xam dañ leen a manqué donc vision mondiale ci loolu lay liggéey alors soo gisee ñu ñëw ci benn dëkk nag su ñëwee ci benn dëkk dans un premier temps dañuy njëkk a xool yan mooy jafe-jafe yi donc bu ñu gëstoo saytu fii ci biir commune bi gis nañu ne ndox bokk na ci jafe-jafe yi même su nekkee ne au niveau national dafa nekk ay taux yu baax la ñuy gis ci commune yi mais soo ñëwee ci terrain bi da ngay gis ne y a un problème dañoo gis ne aussi soo ñëwee ci soo duggee ci li nga xamante ne moom mooy lu wàllum éducation wàllum éducation dañuy gis ne am na ay sooxe yu bëri soo ñëwee ci wàllum santé dañuy gis ne am na ay sooxe yu bëri ci wàllum santé donc loolu dafa nekk loo xamante ne bëri na fi te am na fi donc ñun aussi en tant que organisation nekkul ne seulement ci ndox la ñuy liggéey fii Lour tey tabax nañ leen li nga xamante ne mooy case des tout petits boo xamante dina abriter plus de centaines d'élèves su neexee yàlla suñu at bii di ñëw def nañu benn enquête boo xamante ne on a fait avec des villages vulnérables des ménages vulnérables ces ménages là fexe nañu ba ces ménages là am ay li nga xamante ne moom mooy accompagner leen pour ñu mën a egg ci beneen niveau donc tey ménages yooyu noonu def nañ benn plan d'accompagnement avec ces ménages jox nañ leen li nga xamante ne moom mooy un appui pendant 3 mois de 40 000 jàppale nañ leen ñu am benn micro projet au minimum de 100 000 francs par ménage jàppale nañ leen ba ñi nga xamante ne ñooñu aussi ñu am li nga xamante ne moom mooy des machines de semoir li nga xamante ne dafa bokkoon ci seen besoin instant yi nii donc mën nañu wax ne ménages yooyu tey World Vision def na ci lu rëy bi nga taxal li nga xamante ne tey ménages yooyu commencé nañoo génn ci situation de vulnérabilité bi ñu nekkoon di commencé di màgg suñu jëmee ci wàllu protection tey World Vision mu ngi liggéey ngir xale yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci communauté yi mun na nekk xale yoo xamante ne dañ leen bind parce que inscription à l'état civil c'est un problème très compliqué mais mu ngi fii ci zone bi et ñu ngi def lu bëri ay jéego aussi pour mën a jàppale commune bi jàppale villageois yi pour ñu mën a aar xale yi ci jàppale xale yi ci loolu ñu ngi jëm ci aussi liggéey lu jëm ci aar xale yi protéger xale yi lu jëm ci mariage d'enfants ak beaucoup yeneen aspects yoo xamante ne moo ngi fi di lor li nga xamante ne mooy xale yi donc yooyu yëpp ñu ngi koy liggéey fii ci communauté bi te mu nekk lu am solo ma bëggoon terminer ci benn affaire lu jëm ci teen bi objectif bi nekkul ne dañuy def teen pour nit ñi naan suñu objectif mooy dañoo def fii benn teen pour benn périmètre maraîcher après ñoom ñu naan dañuy def benn dañ am nañ fi 1 hectare boo xamante ne mairie bi dina ko délibéré pour ñu jox ko ñun par la grâce de Dieu su yàlla defee ñu continuer fi suñu intervention bëgg nañu jàppale commune bi ak villageois yi ndax ñu am benn dispositif boo xam ne leen permettre ci nawet ak ci noor ñu am ay sources de revenus alternatives yéen permettre ñoo ñu mën a jàppale si nga am seen doom loolu vraiment bokk na ci li nga xam moom laa bëggoon a préciser balaa may terminer. ci loolu rek am na ay doléances yoo xam ne doléances lañ ko mën a tuddee ou bien ñoom bi ñu kontaanee ba pare ñoom waa dëkk bi nee nañ fii amul école. bu ñu sañoon comme lu World Vision ñu leen yëkkatee parce que am na benn waay bu wax sax ne mu ngi mel ni benn mbaam bu tëddoon. waaw mar trop te leen ko fekk ci jox ko ndox mu jóg daw. mais nag am lu réglé mais am lu des. c'est ça éducation. ndax nee na ñoom ndax loolu bokk na seen intervention ci commune bi. ou bien dañuy xaar. bon de toute façon lu jëm ci wàllu éducation comme ni ma la ko mën a waxee ñun lu ñuy def ñun ñu ngi fii pour jàppale commune bi ñu ngi fii pour jàppale lépp jafe-jafe boo am xale yi ñu ngi koy jonkonteel ci commune bi su neexee yàlla fii ak 10 prochaines années yi ñëw alors. Éducation c'est dafa nekk loo xamante ne c'est structuré dafa nekk loo xamante ne c'est bien encadré par le gouvernement du Sénégal donc ñun mënuñu ñëw jël décision ne dañ ko fiy def école ou pas l'implantation ou bien la délibération pour am benn zone dina am école wala déet ça dépend de la commune ça dépend de l'IEF ça dépend de beaucoup d'autres paramètres yoo xam ñun maîtriser wuñu ko li ñu mën a xam mooy à chaque fois que mu nekk loo xamante ne c'est un besoin boo xamante ne état bi validé na ko joxe na li nga xamante ne moom mooy jumtukaay jiitu yi ñun mën nañu jàppale ak état bi pour que li nga xamante ne jàppale commune bi pour li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi lu jëm ci wàllu éducation bi village bi di jonkonteel ñu mën a def yëpp pour jàppale leen ci pare nañ pour jàppale le village waaw. xam nga World Vision yàgg na nekk ci commune yu bëri mais seen collaboration ak commune bu Lour Escale surtout le maire Ablaye Ka. loolu collaboration bu est-ce que am ngeen satisfaction ou pas. c'est une très bonne collaboration je vais dire parce que soo xoolee réalisation yi ñu def fii yëpp je vais dire la personne du maire bokk na ci dynamisme am ak engagement am bokk na ci pragmatisme
pragmatisme moo tax tey ñu mën a egg si niveau bi ñu yegg si nii tey parce que soo xoolee le maire il est. ñun lu ñuy mën a def mooy dañuy dem ba collaborer ak moom jusqu'à la fin. Alors lu ñu gis Lour c'est ça la collaboration lu ñu gis Lour mooy la proactivité. suñu paree pour def dara suñu ñëwee Lour le maire est toujours ouvert pour jàppale ñu ci côté boobu noonu. ñun aussi loolu moo tax ce partenariat c'est un partenariat boo xamante ne je le salue très bien ni ñu koy defee di saluer aussi le leadership du maire di saluer le leadership de son équipe lépp lu ñu fi bëgg a def lépp lu ñu bëgg a liggéey ak moom il est toujours ouvert ubbeeku mooy jàppale ñu ànd ak ñun programme boobu mooy li koy firndeel mooy tey gis nga genre activité mel ni le maire est toujours avec nous présent ci activités yi ñuy def pour wane ne moom il est toujours prêt à pouvoir accompagner World Vision dans ses réalisations dans la commune. Donc loolu c'est quelque chose que nous saluons. Le message bi nga am pour les autres maires parce que World Vision nekkul seulement ci commune bu Lour lay nekk lay kii mais am na yeneen communes yoo xam ne ñu ngi bénéfice ci action World Vision ban message nga am pour ñoom. Un message bi may jox les maires c'est que on sait que ce sont des élus locaux parfois dañuy privilégier li nga xamante ne la politique. Donc comme vous le savez World Vision c'est une organisation apolitique. Même suñu nekkee dañuy jàppale pour le bien ñun lu ñu amal solo moom mooy ak jafe-jafe askan bi. jafe-jafe xale yi loolu moo ñu amal solo. Donc li ñuy lancer comme message pour les maires mooy na maires yi ubbi seen bët xool jafe-jafe askan bi. Comme à l'exemple du maire de Lour bu ñu ko waxee par exemple intervention zone bi moom seen dëkk peut-être am na jafe-jafe mais gisoon na ne village bi moo gën a am jafe-jafe même su fekkee ne am na ay opposants yi fi dëkk il n'a pas nekk foofu di xool na opposant la dafa xool jafe-jafe askan alors c'est le message c'est le même témoignage lay wax yeneen maire nañu xool jafe-jafe askan bi jafe-jafe xale yi ñu accentuer ci ñun on pourra travailler ensemble mais su fekkee dañ ko bëgg a def lu jëm ci politique malheureusement ñun dañu mën a liggéey parce que li ñu amal solo moom mooy li amal njëriñ askan bi lu amal njëriñ xale yi. Ok merci Pierre Daly Sène je crois kontaan nañ tey question yi am na mais réponse yi tim am na solo trop askan bi am na lu ñu ci déggee dañ xam World Vision taxawaayam ci Sénégal yàgg na rafet mais tey liñ ci dégg tey fii gis ko tim ci réalisation ci ouvrage bu am solo bi muy puits amélioré bi mais man damay wax forage lay wax parce que tey ku gis lii rek robinet yi nga xam ne lii macha allah World Vision am na lu fi investir lu bëri mais mën nañu xam coût bi ñaata la. Coût bi c'est à hauteur de plus de 5 millions 700 000 francs. 5 millions 700 000 francs loolu dara la kon donc li ñuy wax waa dëkk bi rek moo ñu téye ouvrage bu mel nii gën ko toppatoo li ñu bëggaat World Vision mën na ko def mais juste rek nañ gëm ne lii ak hectares yooyu ñu dégager pour dafa benn champ ou bien benn kii maraîchage loolu ñoom ci war a mën a jàpp pour mu nekk kon père ñu ngi lay gërëm baax di la sant. Merci beaucoup madame. Jërëjëf. Ok merci. ndéem ari loolu la xale yi mujjee wax ko xam World Vision xam na xale yi bokk na ci li ko tax a jóg ci àdduna pour di leen jàppale mais tey xale yi kontaan nañ seen yaay yi kontaan nañ noonu la ñu tëjee waxtaan bi ci immigration bi amoon foofu noonu ci Belel Pël ci commune bu Lour Escale le maire teewoon fa mais tamit ñu bëri teewoon fa même entrepreneur bi xam ne moo ko def teewoon fa mu nekk lu rafet lu xam daal waa dëkk ba kontaan nañ ndaw ñi kontaan nañ ñëpp kontaan nañ di gërëm bu baax World Vision jërë ngeen jëf mbokk yi lii la ñu jël leen Belel Pël ba beneen yoon